mbokk jàngeen jëf dal leen jàmm bismillah ci xibaar yi gën na cee fës délégué yu agence nationale statistique ak démographie wane nañu tey seeni naqar amal nañu sitting joxari baaraamu tuuma direction générale boobee ci yorin bu bon la ñu wax seen entreprise boobee ay recrutement yu jaarul benn yoon ak ay payoor yu faral di tardé ki fi nekkoon président I2AF ak doomam bi di Massata Diack war a taxaw ci kanamu yoon fukki fan ak ñett ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier 2020 ca réewum France ger ak mboxum lañ leen di toppee ci lu jëm ci dopage ñaar ci ñaar fukk ak ñeent recommandation di ay tegtal ci projet bu conseil économique social ak environnemental ngir saytu lu des ci gox-goxaan yi ñu ñoŋal ko waaye tam dëgëral li ñuy wax pôle territoire ministre collectivité territoriale ne dinañu samp ab plan bi ci jëm fii ak weeru décembre bi ñu dégmal ñaareelu pàcc xibaar tàggat yaram le marché yéene kay ci technique bi Abdou Thiam asalaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. sitting la boo xam ne ñi ko amal di kuréel bu ëmb délégué yi foofu ci agence nationale statistique ak démographie liggéeykat yi foofu nag ñu ngay joxari baaraamu tuuma yorin bu ñu jàpp ne dafa bon ngir ñeel seen directeur général ci ay tardé salaire sañ ko war a jotee waaye tamit ay jël ñoo xam ne fu ñu koy jaaxale du jaar yoon waaye tamit ba tey ci seen xeex boobee bokk nañu li ñu ñàkk a fay seen prime de performance ci ñenn ci ay agent ñi nag di délégué yi foofee nag wax ne kii di sax directeur bi war na fee jóge te ñu saytu boîte boobee leexal yeeg Amadou Sabax Ba. ay jafe-jafe ci wàllum koppar ak jumtuwaay yi ñuy liggéeyee payooru téeméer ak juróom fukki prestataire ñoom seeni salaire day yéex saa su ne ak leneen bokk na ci irrégularité jëmale ko ci publication yi ak li nga xam ne dañ koo dakkal mooy ay activités yu jëm ci programme statistique yi collectif bi ëmb délégué yi liggéeyee ci agence nationale de la statistique et de la démographie di xam ne daara doxul ci boobi le kër Serge Manel mooy chargé des revendications. bu ñu nee doxul nee nañ ñun mënatuñu sa dem milieu rural relevé et privé mais loolu problème la ku liggéey ñaari weer fay ñu la yéen ñi ñëpp doo leen continuer liggéey. bu weesoo ñàkk a jaar yoon doxalinu kër gi collectif bi ëmb liggéeykat yi nekk foofu ñi ngi ñaawlu recrutement yi nga xam ne dafa am parparloo Madiaw Dibo mooy secrétaire général bi. copinage bi ñu wax deux niveaux la mooy recrutement directeur de l' administration générale ak recrutement du personnel kii technique du bii la ñuy door a recruter un directeur de l' administration on l'avait defoon nañ ko 2016 ren jii ñu bëgg a recruter changer méthode changer appel bi cela veut dire critères yi ñu changer comme changer nañ ko nag ñun ñu xool xam ne lii am na lu lus ci biir ñu ne leen changer leen seen avis bii ñoom dañ ne dañ koy yemale ci biir def critère boo xam te ni kenn nit moo am boobu diplôme ñu bind ko ci avis bi xam nga ne yow déjà kii ñii liñ bëgg. ay yeneen ñaxtu yoo xam ne collectif bi mi ngi koy def bokk na ci tamit li nga xam ne dañoo jàpp ne seen ministère bi leen ëmb maanaam ministère de l'économie du plan et de la coopération joxu leen benn considération yooyu les agents nag bëgg ñu def benn audit kër gii di ANSD. naka noonu Amadou Sabar Ba étudiant yu ne ci privé bi te nguur gi yóbbul leen fa nag ñu ngay dund lu metti ngir jot seen i salaire wala sax seen i bourse wala seen i aide ñu bëri sax ci ñoom daanaka ñu ngi fanaan biig ca buntu ITCOM di institut technique commerce ngir ñu fexe daal ba ñu mën a bindu ci liste yu njëkk yi ñoom ñooñu nag ñu ngi jógee lu ci ëpp Thiès Mbour Kaolack ñu nag jàpp ne établissement boobu war na fexe ba gën leen taxaw Juma Diouf. canal 4 bi gis ngeen lu mel canal bi moom c'est pas sûr. étudiants yu bëri di am ay jafe-jafe ngir jot seeni bourse mbooloo mu takku dajaloo ci kanamu institut technique de commerce ñenn ci ñoom fanaan ca bërëb ba bokk na ci Konaté nekk étudiant ci bile établissement. maa ngi nii xool ma sama kanam ak sama ngaam damaa fanaan bay bëgg a dee du fii rek la ñuy commencé jóge nañu ECHO suñu demee ñu ne ñaari personnes la ñuy fay nga dem camp Jérémy ñu ne 14 personnes la ñuy fay dañuy nekk mbooloo bu bari noonu la ñuy delluwaatee. ñenn ci ñoom nekk ay jigéen ñoom ñooñee def xaaju guddi gi yëpp ci kaw canal 4 bi. wax fa dëgg yàlla metti na torop parce que démb ba léegi ay 6 heures du matin yooyu la ñu jógee Thiès ñëw fii mais rang nañu fanaan nañu fii mu metti benn maire sax moo ñu obligé pour mënuñoo fanaanal ci saalam yooyu. bile étudiant moom muy mettitlu ñàkk communication bi tax mbir yi gën a metti. mbir mi dafa nuroog lambik golo ndax démb ba tey ñi ngi fii ngir faye ko suñu bourse ñoom ñoo gën a xam dañoo waroon a fay bourse yi waaye ma jàpp ne rek lii yëpp mbiri ñàkk communication moo ko
waral. ñu bëri si ñoom di ñaawlu direction bi tuutal seen bourse yi. am na ñenn ñu nekk direction bu ñu leen waxee suñu soxla dañuy ñàkkal fayda naan ñu 60 000 lekk moo tax ñu nekk fii di xeex waaye dañoo xamul lekk fi ñu mbir mi toll. fi ñu toll nii ñoom étudiants yi li ñu bëgg moo di rek condition yu gën a baax waaye tamit ñu gën a organiser mbir yi ngir rek moytu lu mel nii di amaat. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Seydou Nourou Ba. ñu fexe ba yër bu baax a baax xool lu doxul ci gox yeeg goxaan yi waaye tamit dëgër li ñuy wax pôle territoire ñaar ci ñaar fukk ak ñeent ci ay recommandations yu bokk ci projet boo xam ne conseil économique social ak environnemental moom moo ko amal ministre des collectivités territoriales nag yor tamit aménagement du territoire moom sax wax na ne dinañu samp ab plan bu jëm ci ni nu mel fii ak décembre bi ñu dégmal leeral yeeg ca session ordinaire ba fa amoon tey la woon mu damax njoon. acte 3 décentralisation la ñu càmbar ci pàcc bu njëkk bi loolu tax nag ba ñaar fukk ak ñeenti digle ñii di waa conseil économique social et environnemental ñoo ko defal nguur gi. Aminata Touré di njiitu CSE. waxtaane nañ aussi mbiru fonction publique locale mu war a fexe ba maire yi ak conseils départementaux yi am ñoo xam ne ñu xarañ lañu ñoo xam ne ñu dañuy liggéey ci collectivité territoriale yooyu waxtaane nañ aussi affaire maanaam finance fiscalité nu maire yi ak conseil départemental yi di fexe ba mën a am ay budget moo xam état daf leen di yokkal wala loo xam ne état ko yore woon mu am lu mu leen ci sédd ba nga xam ne bi ñoom it dinañu mën a financer seen développement waxtaane nañ aussi nu war a fexe ba intercommunalité am maanaam communes yi mën a ànd di liggéey. ngir dëngute yooyu ñu seetlu ci ni ñu dagatee gox ak goxaan yi am na ab comité boo xam ne daañ ko taxawal ki ko xamle di jëwriñ ji ñu dénk wàllu gox ak goxaan yi Oumar Gueye. plan national d'aménagement des territoires lu am solo la ndax planification la maanaam waajal lii nar a xew ëllëg ginnaaw ëllëg fii ak fukki at fii ak fukki at ak juróom fii ak ñaar fukki at fii ak fanweeri at wala sax lu ëpp loolu ñu seet suñu dëkk nan lañ koy préparer zone yi ñu ne nañ ko bàyyi pour mbay mi zone yi ñu ne nañ ko bàyyi pour li nga xam ni mooy usine yi ñu war a defar ëllëg zone yi ñu ne nañu réserver fii kat Senelec war na am ligne électrique bu am solo boo xam ni tant de kilomètres la jóge fii war a dem fii kon yoon yooyu foofu mu war a jaar nañ ko bàyyi fu ñu war a tabax hôpital fu ñu war a tabax lycée. xoolaat nan la financement bi di doxe ci gox ak goxaan yi ni ñu yore suuf si ak koppar yi ñu gën cee dugal askan wi jëruñ ji ñu dénk wàllu gox ak goxaan yi loolu la xamle nee na gouvernement bi def na ci ay jéego yu am solo muy ñaan nag ñi ñu fal ñu topp ci. Mamadou Amar ñun jaajëf gendarmerie bu Ziguinchor nag mu ngay wëyal ay audition ñaari fan gannaaw ba ñu fàtte kii di Abdoulaye Diatta di secrétaire général autoproclamé bu MFDC ak ñaar tam ñi ñu faatoon ñu door leen ay bali feteel ni ki dimanche foofee ca Mulomp ñu demoon nag fekkee ab xew-xew ci wàllu caada ñu bëri nag jot nañ leen a déglu ca gendarmerie ci nag boobu la jamono njabootu ñi ñàkk seen i bakkan nag di xaar ba tey jot seen i néew ngir ñu mun leen suuli léegi mbir mi leer na procès bu Lamine Diack nekkoon président bu IAAF ak doomam bi di Pape Massata Diack ñu ngi ko nag jàpp fukki fan ak ñett ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier bi ñu dégmal foofu ca France li ñu leen di toppee nag mooy mbiru guerre ak mbuxum ci ay dopage waaye nag avocat Pape Massata Diack ci jamono jile daal bëgguñu wax ci teewaayu seen client boobee ca boobule procès ñu sax jàpp na ñu ngi daal waajal fexe ba daal gin ko jàppale taxawu ko te duñ ci am benn tiitange ñu déglu kii di maître Moussa Sarr di kenn ci conseiller Diack Pape Massata Diack ci téléphone beeg El Hadj Ndiogou Diène. xam nañ ko depuis ay bés yu yàgg que juge d'instruction bi jëloon na ordonnance de renvoi et que jàppoon nañ procès bi date bi nga wax léegi donc ñu ngi koy waajal ci xel mu dal ak tey parce que jàpp nañ ne ñun amul dara lu ñu def xeetu ñaawteef boo xam ne mën nañu ko toppee kon xel mu dal lañ koy waajale. ndax Pape Massata Diack dina dem wujji yoonu France pour procès boobu. waaw fi ñu toll mënaguñu tontu ci loolu ndax xam nga layoo boo koy waajal da nga koy càmbar gëstu ko xelaat nan nga ciy taxawee kon que layoo bi des na ñaari weer fii ñu toll mënaguñu wax nan lañ ciy taxawee bu waxtu wa jotee rek danañ wax nan lañ cay taxawee waaye fi mu ne nii daal arrêté guñ une position définitive sur cette question là donc mënaguñu wax dana ca teew ak du ci teew waaye ñu ngi ci xelaat daal nan lañ ca war a taxawee. ci tontu bu leer ndax Pape Massata Diack dina teew ci procès boobu waaw wala déet.
mënaguñ wax ci loolu xam nga léegi dama ne la ñu ngi ciy xalaat ci nan la ñuy xool pour défendre suñu client maintenant ca day teew ak du teew c'est en fonction bu ñu xalaatee ba pare xool li gën ci taxawaay su boobaa danañ ko yëgal ñëpp ñi ko war a yëg ñu ngi xool daal nan la ñuy taxawee ci layoo boobu kon ka ci xalaat la ñu toll te pareeguñu ba wax ñii lañ ciy taxawee kon mënaguñ tontu ca loolu. ba tey ci wàllu xibaar nag kon ñeent fukki simili moom moo teg ci ñeenti waxtu fii ci RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. tarif yi maanaam ticket bi ñaata lay jar ci BRT bus rapide transit xam nañu ko mu ngi ci diggante juróom-benn fukk ba téeméer jóge banlieue wutali Ndakaaru di ay leeral directeur général bu CETUD di conseil exécutif transport urbain fii ci Ndakaaru Thierno Birahim Aw moom moo nekkoon tey ganu RFM matin ak Babacar Fall ñu déglu ko. paas bi dañu koy teg foo xam ne mënuma ci indi confirmation tout de suite ndax dinañ ko valider ak ñi ko bokk ñëpp mais li ma mën a wax. am na naan ñeenti téeméer la. loolu ñeenti téeméer amul waaw wax dëgg yàlla fii laa koy waxee. léegi mu teggi ko. paas bi suñuy étude war na ne li nga xam ne nii moo fi nekk mën na ko weesu tuuti waaye. du egg du wax li fi nekk ak yooyu noonu loolu du wax li fi nekk ñaata lañ ñooy wax non loolu wax la xaaral ma wax la peut-être yow yaa xamul li fi nekk ñaata la Guédiawaye ak Dakar pour def sa dem ak dikk yaa ngi fay 300 en moyenne. mais ñi dëkk Guédiawaye peut-être yow dëkkoo Guédiawaye te am coono lool ci transport bi ñu ngi fay 500 ba 1000 francs dama bëgg wax ne BRT bi moyenne prix bi foofu lay nekk entre 300 ba 500 francs bu dee corridor bi ñeenti téeméer moom xaaju ko egg. concession bi ñaata la doon gis nañ Sénac bu dee péage bi ñoom ay 30 ans lañ leen jox yëf yi. bu ngeen koy joxe nag yéen. BRT bi voilà léegi nag concession bi pour dëggal encore li may wax li tax ñu jël privé local bi dugal leen ci biir exploitation bi mooy 10 ans lañ joxe. ci biir 10 ans yooyu dañ ne dañuy fexe ba sunu ay acteurs locaux sunu privé local bi. monter en compétence jël BRT bi avant 10 ans wala ci biir 10 ans yooyu après ñu développer sunu réseau de transport. ñu waxtaanee ñi nga xam ne dañ leen a dàq ci wàllu politique foofu ci APR ku ci mel ni Sori Kaba ak Moustapha Diakhaté ni ki démb loolee nag waral ba ci jamono jii ñu jàpp ne climat bi neexul dara foofu ca APR naam sax am na ñu jàpp ne li ñu wax ci ñetteelu mandat bi ñu ruumandaat moom moo ko waral waaye daal dañu tam jàpp ne dafa am ñoo xam ne daal ci ñu dàq ak sax ñeneen dañoo wane seen i mer ndax dañoo jàpp ne dañ leen a wor gannaaw ba ñu doone ñoo xam ne ñoom ñoo gunge woon ca njëlbéen kii di njiitu réew mi Georges Diop. di lu leer dàq yi ñu dàq Sori Kaba ak Moustapha Diakhaté li muy wone moo di malaise bi am ca biir APR ex directeur général des Sénégalais de l'extérieur ñu dàq ko ndax ni mu joxe xalaatam ci coowal ñetteelu mandat waaye ñëpp xam nañu itam ni Sori Kaba jubboowut woon ak yenn ci responsable APR ca Fatick ca ministère des affaires étrangères itam naka noonu Moustapha Diakhaté moom li ko dal li ko indee mën nañ ko jàppee ab provocation mu mel ni sax da doon wut ab dàqam loolee nag bi mu jógee ci Assemblée nationale ba léegi muy ci ñaari kaay yëpp Sori Kaba ak Moustapha Diakhaté jàngat gi mooy mer bi nga xamante ne ñenn ci militant wala responsable APR mer nañ ko te nag ak a ñoo bëri ñenn ñi di ko wax ci suuf ñenn ñi yëkkati ko ca kaw ba tax na sax ñu mën a wax ne APR boo moyut mbir mi dana gën a tàggatémbee li koy firndeel rek moo di kaddu yi nga xamante ne Youssou Touré yëkki na ko fan yi ñu weesu jëmale ko ci Modou Diagne Fada ak Thierno Lo ak rébellion bu député bii di député Yaya Sow loolu di wane ne rek ni ab crise mu ngi yoot parti bu président Macky Sall loolu tax sax ba ñenn ñi jàpp ne gën a cëral ay transhumants ñu jàpp ne sax dañ leen wor te nag du doon mbetteel ci lu yàggul ay kilifa ci APR gën wone seeni bopp mandat bu mujj bu Macky Sall nag du yombal mbir mi bu fekkee ne mandat bu mujj lay doon ay responsable daañu wone seeni bopp ngir positionné mu fas yéene doon nag guerre de succession maanaam xëccoo ngir wuutu Macky Sall dana door nag te boo moytu itam alliés yi daañ ca sóobu kon nag mbir mi dafa mel ni day doog a commencé. RFM Sport. tàggat yaram Youssouf Boña maa ngi lay nuyu. di la fay Seydou di nuyu ñëpp. ñu tàmbale ko football coupe du monde U17 ñu amagul fukk ak juróom-ñaar foofu ca Brésil Sénégal di waajal ñaareelu match. waaw suba lay doon digganteem ak équipe bu Pays-Bas sax dafa ñàkkoon match bu njëkk digganteem
ak équipe bi di Japon jàppale ni kon tey deuxième journée bi tey lay door ak ñaari équipe Afrique yor kon jongante Nigéria Équateur 20h Angola Canada ñoom it seen match bi 20h la di ñaari sélection yoo xamante ne ku nekk kon gagné nga sa match bu njëkk. Cameroun rek ci ñeenti équipe Afrique yi fa nekk moo ñàkk matcham bu njëkk champion d'Afrique en titre bi Tadjikistan ñoo leen dóor démb benn bal ci dara. tour de cadrage ngir kon mën a dugg ci poulu coupe des confédérations africaines génération foot ëllëg dina dalal kon équipe bi di Esaye FC bu Bénin di équipe la boo xamante ne kon équipe université la ñoom nag ñaari sélection yi tey la ñu def kon jano ak tasaru xibaar yi ñaari équipe yi ñu déglu kii di Djibi Fall mi nga xamante ni mooy tàggat équipe bu génération foot ci micro Abdourahmane Diallo. bu match bi jeexee daanaka ñun ñëpp ku ci ne rek bi nga ñëwee da nga tëju sa nekk ndax mer génnaatu ba ci suba ga donc loolu rek day wane ni xëy na match bi ñun mënoon nañ ci qualifier parce que loolu sax am na ci waaye nag li ko indi mooy dañoo recevoir daal di encaissé benn but dem fële ñàkk benn te but boobu ñu encaissé moo ñu éliminé bu ñu jàngatee ñaari match yi rek équipe yi tolloo woon niveau ba nga xam ni tey ñun mérité wu ñoon perte moo tax match bi métti woon ñu trop waaw léegi nag ñuy jëm ci beneen match boo xam ni mooy dernier tour bi léegi nag jàngat bi ñuy njëkk a def mooy xool ci match ba ñu jógee lan moo ñu ci métti loolu ñu métti noonu ñu jël ko xool nan la ñuy def ba lañ ca métti ñu bañ ko gisaat ci match bi mais bi ci njëkk nag mooy but bi ñu encaissé à domicile parce que ci match aller retour li nga war a def mooy sa dëkk nga war a jouer qualification bi mooy gagner le plus largement mbay pare ba ñuy jël but yooyu nag mooy jàngat yi nga xam ne moom lañ def waxtaan teeg joueurs yi pour que suba daal incha allah lépp lu ñu mënta def même bu ñu mën dugalee autant de but ñu bañ a jël benn but derrière. bañ a jël but ndax équipe bu Bénin bi équipe la boo xamante ne kon ci tour précédent bi kon ñoom dugal nañu juróom-ñaari but te encaissé wuñu équipe Bénin bi nag daanaka équipe la boo xamante ni tàmmul jouer ci Afrique waaye ñu bëri jàpp ni soo xoolee jaar-jaaram mën kon indile jafe-jafe génération foot Soxna Thiam dañu xamle ak Esaye FC. lu jëm ci match de barrage yi ñeel coupe confédération génération foot nag dina ci daje ak benn club bu ñu naan ESAEFC di ab club étudiant bu école supérieure d'administration de management et de journalisme boobu le club nag ñi ngi ko daal di sanc ci njeextalu atum 1990 Ajobi FC mi nga xamante ne nag dañoo soppi tur ba daa koy tuddee ESAEFC mi ngi dugg ci élitu footballu béninois bi ci atum 2011 boobu le club sax moom moo daal di nekk vainqueur coupe du Bénin fi mu nekk nii nag ESAEFC moom képp moo nekk club boo xamante ni moo nar a défendre couleuru béninoise yi ci compétition africaine yi ESAEFC nag benn la ci ñaari club universitaire yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci championnat bu Bénin waaye nag loolu taxul joueuram yépp nekk ay étudiants ne bëri na ci effectif bi ñoo xamante ni ay joueurs lañ yoo xam ne dañoo am expérience ci wàllum football mu nekk 8e ci classement wu championnat bu Bénin saison gi ñu génn jamono ji si ñaari bëccëg mu am ci ñeenti poñ ESAEFC nag dañ koo jàpp comme invité surprise ci compétition coupe confédération gile booy xool sax moom représentant Bénin boobu moom moo éliminé équipe bu Mauritanie bu SNIM juróom-ñaari bal ci dara la ko daal di daan ci ñaari match yi doxoon seen diggante laata muy éliminé itam équipe bu burkinabé bii di Salitas ci noonee nag club bu béninois bi bëgg na daal di wëyal jéego yi nga xamante ni moom lay def jamono ji waaye nag il faut que nag mu daal di jaar ci kaw équipe bu génération foot bi nga xamante ni commencé naa miin compétition africaine yi naka noonu itam di ci gagné ay expérience lu at yi di dem mu nar a doon kon ñaari jogante yu war a dox ci ñaari club yooyu nga xamante ni seeni bëgg-bëgg lenn rek la moo di am qualification historique ci phase de poule coupe confédération gi match bi kon soo suba la 18h ngeen mën ko déglu ci radio Futur Média ñu jeexale ko ak Espagne ñoom nag 11e journée Liga bi tey lañ koy door ñii di waa FC Barcelone Real Valladolid la ñuy dajal kon bu 20h15 jotee Real Madrid moom suba lay football digganteem kon ak Leganés lay doon suba ci mercredi bi la Real kon di jouer ci Liga espagnole boobule Seydou Nourou Ba. jaajëf Youssouf Bodian. dal leen jàmm. dañu faral léegi di gis ñu bëri di ay commerçant wala sax ay étudiant ku ubbi seen sac gis fa ay boitu garab di ay vitamine dañu koy ngànnaayoo ngir saa yi ñu wàccee wala sax bu ñu xëyee naan ci ndax wàññi wala sax dindi coono gannaaw bés bu metti boo xam dañ koy liggéey wala di ko jàng loolu sax moo waral ba am na ñoo xam ne moom weer wu ne dañu génnee lu ëpp 200 ngir jëndee ko ay garab di ay vitamine Maodo Ba jot na ci amal reportage ñu déglu ko. dama laaj batterie
leneen la ñu ne ma Barthélémy daal duñ ko jaay détail. Boubacar du pharmacien du jaaykatu garab itam ci mbedd mi puus-puusam lay yor di jaay koko. nga puus bi dafa métti léegi boo puusee nii léegi yéen doo puus naaj bi boo wàccee fa nga naan benn. mi ngi ñàkk tooy xepp boo ko ne jàkk xam ni dafa sonn li koy firndeel mooy lu diis li mu yor di wër ci naaj bu tàng bi. nekku naan rek tëdd da ngay naan ba pare après nga doxante tuuti ba mu jàpp yaram bi parce que dafa am doole. ngir mën a wàccee coono boobu Boubacar day denc 2000 francs daanaka weer bu nekk. waaw boîte vitamine C moom lay dem jënd 1650 wala 2000 waaw moom lay dem jënd après ma ñëw ma naan ko su paree nag par ma jënd gazelle jënd Gloria après boole naan. alal bu toll noonu la étudiant bii di Birassi di denc itam ngir jënd ci ay garab lu ci mel ni vitamine C rawatina bu dee jamonoy examen. boîte bi man maa ngi koy jënd je pense ay côté 2000 francs yooyu lay jar quoi à la pharmacie parfois ñu yokk ci ay quelques weccit yooyu noonu mais du dépasse loolu quoi 2000 francs mooy boîte bi offre vitamine C bi. tey jii lu soxal liggéeykat yu bëri mooy yor ay garab ngir mën ko jël bu ñu sonnee waaye il faut que ñu denc tuuti koppar pour mën a jënd yooyu yëpp. Mamadou Mahba jaajëf li saxaw yémi mooy yooyu la vitamine nit ki su koy jël lu bëree bëri mën na koo jural ay lënt ndax am na njàngat yu bëree bëri ci wàllu science yu wax ne ñi koy jël lu bëree bëri mën nañoo am sax lii di cancer waaye terewul vitamine C moom foo tourné ñu ngi koy jaay bu baax a baax kon mu mel ni dépense yi ci amal du njëriñ dara bu ëppee mu sukkandikoo ci Assane Diop secrétaire général syndicat pharmacien privé fi ci Sénégal. effectivement yàq la xam nga nag pharmacien d'officine bu naan jënd garab yàq la dina xaw a jaaxle waaye nag c'est parce que pharmacien bi que li ko gënal mooy garab li ñuy wax usage rationnel maanaam jël ko moment bi nga ko soxlaa jël ci li nga ko soxla jël ko ni nga ko war a jëlee su ko defee xaalis bi nga dépensé pour garab bi mu doon xaalis bi nga xam ne yàqoo ko garab bi tamit bu duggee sa yaram liggéey li nga xam ne moom la waroon a liggéey te du am lu ëpp lu mu dul soxla xam doon du ko jëriñoo bu ñu waxee ci vitamine C bi ñu jàpp ne études yu bari li ñu wane mooy li ci yaram soxla bis bu nekk diggante 90 milligrammes la jàpp 200 milligrammes waaye kii jël 1000 milligrammes maanaam dose boobu nga jël ko juróomi yoonam bis bu nekk yaram bi du def lu dul jël li mu soxla lu ci des mu bàyyi ko mu éliminer ko maanaam mu génne ko ci biir yaram bi moo gën mu yàq xaalisam moom laa doon wax léegi parce que jël li nga soxla juste daal fi nga ko soxla ak fan yi nga ko soxlaa moo gën su ne ñu koy jënd effectivement yàq xaalis la. le marché jeex na mun ngeen yónnee seen i xalaat ak seen i critiques si RFM Dakar @gmail.com wala RFM le marché @gmail.com jaa ngeen jëf. 18h sur RFM, bienvenue à tous, voici le journal.